allah wasalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppeek xarit yi salaamaaleykum fu waay mën a féete ci àdduna bi ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm ci sa kanamu télévision Futur Média ñuy dooree nag émission bi nanu koy defee saa su ne ñu ngi nuyu sunu président directeur général nuyu mboolem directeur ci biir kër gi ak itam tout le personnel macha allah ñaanal leen barke ñaanal leen yokkute ñaanal leen jàmm daal di nag wéyal mbokk yi nuyoo bi dem seeti ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi ak kilifa aada yi boole ci cofeel gudul jeex. nu ngi leen di nemmeeku di leen ziyaara bu ñu waxee loolu itam dinañ ci boole ñi nga xam ne ñooy xalifa généraux yi di ñaan yàlla ñu yàgg fi lool te mu ànd ak wér saa bu nu waxee nag kilifa diine yi ak kilifa aada yi la suñu xarit ba waxoon boole nañ ci ñi nga xam ne itam ñoo yor wàlli église bi bu baax a baax ne kilifa diine kilifa aada bawul kenn macha allah noo ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ñaanal leen ñu yàgg taxaw pour askan bi yal na yàlla nangu seen ñaan yépp macha allah. dugg ci hôpitaux yi di wax salaamaaleykum malade yi di ci nuyu ku ne di ci waxante ku ne lu baax macha allah ñaanal la yàlla wéral la te bañ a tëral kenn àdduna ni mel te nattu du wees yenn yi day dale waaye yal na yàlla gaaw di dikk sunu wet macha allah nangul nu sunu ay ñaan fajal nu sunu ay naqar feebar yi jàngoro yi nga xam ne kenn xamu ko sax mu wéral lépp macha allah yal na ko yàlla def nu ngi leen di nuyu bu baax a baax nuyu itam acteur de la santé yi ne ñoom itam. ñoo nekk ci bërëb yooyu suñu jógee ci loolu dinañu dem ci prison yi di leen wax salaamaaleykum di leen nuyu boole ci cofeel gudul jeex di leen wax ne ñu ngi bokk ak ñoom seen tiis ñu ngi bokk ak ñoom seen njàkkare waaye incha allah dañuy continuer rek tàllal loxo suñu borom yenn yi nattu la te yenn nattu yi sax nag enseignement yu gën a mag ci àdduna ci lañ koy jëlee macha allah di nga nekk ci prison nga génn fa daal di yokku maanaam yàlla daf la doon defar moo tax mu dugal la fa kon bokk yàlla na leen dal ñoom ñëpp bu nu fa jógee yal na yàlla roof barke ci seen loxo ba lu nu laal rek macha allah mu daal di naat ñuy fàttaliku ñu baaxoo woon di ànd ak ñoom tey ñu ngi ci njéggal sunu borom njéggal googu yal na ko yàlla yokk ci barke ya rabbi sallallahu alayhi wa sallam yàlla defal leen jàmm ci bërëb yi tedd yooyu sunuy wayjur ñu ngi leen di bàyyi xel sunuy wasila sunuy soppee yal na yàlla yóbbu leen ca aljana yi gën a kawe macha allah sunu maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ak ay soppeem yal na yàlla taas ñu ci seen barke yàlla taas ñu ci barke mag ñu baax ñëpp macha allah ne Sénégal du looloo fi ñàkk seen émission wareef nag mooy Sénégal seen émission wareef xam ngeen ne mënoon naa wax ne fii penc la assise la dañu fi toog échanger ak yéen en toute complicité ne émission bi du doon neex bu doon ne seen loxo newu ci yéen ñi ñu wóolu ba saa su ne ngeen jël seen ay histoire yoo xam ne yéen a ko dund seen biir xol seen biir yaram di ko bokk ak ñun itam ñu fas yéene ko bokk ak ñëpp dañuy ñaan yàlla na doon loo xam ne rek day saafara nuyu nañ leen ak égard bi ci war respect bi ci war di kontaan lool ci compter leen ci sunu ay téléspectateurs may jox kàddu gi Ndoye Bane moom itam di ko nuyu bu baax balaa soxna yi di agsi. jaajëf Eva ñu ngi lay ziar di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaanu mu yàgg fi lool te wér di ziar waa Pire Sañoxoor di ci jiital sunu xalif ba sëriñ Mansour Cissé ak sëñ Maodo Cissé ak moom parent Jibi Diagne ak monsieur le maire Serigne Mboup ñu ngi koy ziar bu baax ak Serigne Mbaye ak soxnaam di nuyu bu baax Baye Bado Dieng ñu ngi koy ziar bu baax a baax ak ki nga xam moo di seen Sidi Mbacke seen Sidi Makhtar Mbacke nekk ca Pire ak soxnaam Ken Diagne ñëpp daal kilifa yoo fa ne yëpp ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm te di ko ñaanal waa réew mi ak waa bitim réew yëpp waaw di ziar imam sama xarit bi ma ngi koy ziar bu baax a baax ma ne ko li nga ma yóbbante di kenn joxuma ko imam ñu ngi koy ziar bu baax a baax waaye xam nga ne di nga nekk imam baax lool yor soxna yoo xam ne vraiment soo yor soxna soo xam ne moom day def détournement ci biir kër gi waaye maa ngi lay sant di la gërëm imam waaw xam naa ne su doon yow rek la wax dëgg yàlla amul benn problème sa benn taalibe du am problème waaye yàlla la def nga nattoo nga yor jabar joo xam ne vraiment day détourné lépp loo ko jox pour mu nga jox ko nit ñi rek da koy détourné. waaw loolu bu ñu ñëwee nag àtte bi dañ koy jël teg ko ci loxo maître Fatima. da ña may solal toge dinañu bare de ndax xam nga loolu li nga ma accusé nii. de imam la da nga xam ban imam laay wax. man de waaw. da nga xam ban imam dama naan imam tey bu doon attrape ni go ma ni pucc ci biir. waaw man dama ni daal imam moom. très bien. vraiment doy na waar daal. lépp daal kenn rek ne waa ji ne duma loolu. waaw kenn non assistance à une personne en danger daal. daf fi am waaw daf fi am. waaw daf fi am vraiment lu xew rek xamal ni moom la
mais tu es vraiment jolie. C'est vrai. comme tous les jours comme toujours ouais. waaw wax ma yu baax. non vraiment comme toujours rek. waaw. très bien. mbokk bi ñuy soog a jël soog a taal teleem léegi jàkkaarloog ñun bu dee njaayeen la xam naa ne dafa wax directeur ba ne dafa feebar jafe-jafe àdduna ak banque ak yenn bu la dalee da nga naan da nga feebar waaye jugal incha allah daañu la ñaanal yàlla saafara yépp yaa ngi seetaan émission wareef muy nag émission boo xam ne. wax naa ko sànq lépp ñëpp la lu ne ku ne war cee ne loxo ku ne daf ciy nekk li ma naan affaire yu ñëpp kon bokk wareef affaire yu ñëpp la bawul kenn moo tax dañuy kontaan ci téléspectateurs yi nga xam ne dañuy yóndee seen ay seede wax naa ko sànq bokk ci nag yomb lool macha allah da ngeen di woote ci 88 628 22 22 88 628 04 05 ngir ñu mën a échanger ak yéen dinañ fi indi nag ay invités yi am solo ci kanam tuuti dinañu woo ki nga xam ne mooy madame Marie-Louise Cissé li tax Marie-Louise xam ngeen ne moom taskatu xabaar la macha allah dafa baaxoo bu demee ca tribunaux yi fekkee li nga xam ne moo jëm ci wàlli escroquerie wàlli drogue wàlli yëf yi demee noonu daf cay liggéey lu bare bu dikkee dina indi xalaatam ci li nga xam ne moom daf koy dund di ko fekkee di fekkee ca bërëbu attekaay yi nu ñuy attee yooyu délit macha allah ajaratu Linguère nag moom jongama kumba booy la bu ñëwee dafay daagu nu mu ko neexee soogay agsi waaye Eva Tra ba tey attan na loolu yëpp nu ngi koy xaar comme une reine macha allah di kontaan moom itam ci moom fàttali leen thème bi mooy jeunesse ak li nga xam ne mooy drogue kër yëpp la am yàlla nañ ci yàlla gën a musal macha allah ne léeg-léeg damay wax bu ñu gisee benn sëriñ bu toog di ñaan benn imam bu toog di ñaan ñu mel ni Eva ñu ngi naan ma ngay ñaan rek moo ne ñaani yàlla dana ko nangu insha allahu taala yàgg bawul dara te dara yàggul itam yal na yàlla saafara jàngoro yi ni ma ko waxee mu mel ni jàngoro itam daf caa bokk yow ngay ndey am sa doom doon ñaan yàlla bés mu faj gàcce doon ñaan yàlla mu bokk ci xale yi nga xam ne dañ leen di liim ci lu baax ne liim dafa bare façon daañu ne yal naa siiw waaye yal na ñu siiw ci lu baax yooyu yëpp di ay nattu yoo xam ne dafay dale moo tax ma ni ci sunu biir société nañu éviter jugement yi te ku ci nekk di def jàppal ma jàpp la ngay toog Eva Tra yow ngay juger njabootu jàmbur fexeel xool ban apport nga ko mën a indil ngir li nga xam ne daf ko dal te muy métit denc moom ñi nga xam ne itam ñoo nekk ci hôpitaux yi ñu gën a tijji seen ay buntu ne doole yemul li tax ma wax loolu léegi saay da ngay gis ku ne dem naa ci hôpitaux yi waaye la ma bëggoon aw ma ko ndax sama loxo jotul sama gannaaw fayu yàlla gën bépp fay boo gis kon bokk na nu gën a góorgóorlu kuy def na nga defal sunu borom ne ka nga yaakaar ba dem ca moom bu yàlla dikkul woon ci moom mënee ko gan du dikk ci yow kon ba kuy jël yëf yi daal boo koy teg ko ci loxo sunu borom jàppal ma jàpp ci la nu nekk moo tax ñuy waxtaanee wàlli drogue maa ngi joxaat kàddu bi Ndoye Bane ne moom itam yi mu jot a fekkee dafa bare bu nu ko doon bind livre du nu pare sunu doom yi nag nañ ci gën a bàyyi attention ne léegi saa yi dañ ñuy nax boo melee ni Eva Tra sama bopp laa koy jëkkale ku dikk ci yow di la wax sa waxi doom dangaa naan dalaa bañ doom dana safaanool boppam nga daal di koy jël jiiñ ko keneen bu ñu am boobu regard nañuy xool suñu bopp ci kanamu glace nangu yi nga xam ne dafa dal suñu kaw xool lan moo ci suñu part de responsabilité fii léegi situé wu ñu ay responsabilité rek jiixi jaax duñ ci jug Ndoye Bane bi simila jaajëf Eva lépp looy nit doomu aadama ni jëfandikoo mu koy tàkkaleeg sagoom muy absenté wu da ngay dégg booy naan suñuy tox yàmba nga màndi soo déggee ñoo naan la booy yaa ngi peer de yaa ngi peer maanaam da ngay wax ba yaa ngay absenté wu ñi nga toogal ñi nga xam ni yow doo xam ne yaa ngi absenté wu mais ñi nga toogal dinañ xam ne kii dikkul waaw am na lu muy manqué nga dégg gars yi naan la booy yaa ngi peer mooy booy yaa ngi màndi ou bien da nga màndi léegi nag loolu noonu souvent day am nga gis su li tax ñu tere ko religion yi ñu ci bari di ko bañ dañuy bañ soo mandee def na ko su dul noonu ci yàlla soo mandee wax loo warta wax soo mandee def loo warta def soo mandee rey wala nga violé parce que am na benn xeesa bu ma dëggoon borom xam-xam yi di ko netti dafa ma dañ ko doon jouer film nit ki mandi woon rey jabar ji tëdd ak yaayam rey doomam maanaam rajaxe kër ga ba mu kii parce que pourquoi dafa mandi waaw ñun ko lii mooy li ñu sib ci mandi loolu nekkatuloo la nga doonoon voilà soo ma demee ba mandi bi rees ci ngay xam ni yow mii
nekkoo woon. dëgg la li koy joxe mooy tux yamba. drogue yu cocaïne mooy xeet yi nga xam ne moom leen def téléphone fii ci reportage bi. am na benn vidéo bu gars yi di envoyé ci WhatsApp bi benn waay bu mandé. dajeeg doomam. doomu frère am boo xam ne moo ñaañe woon yaayam. ngénte ko moom. xale bi nekk doomi boppam. doomam la quoi mu dajeeg moom rek mandé rek kan ko naan ko booy nangam taan kii nga affaire di ko waxu pour draguer ko. mu bàyyi ko wax ko mun ko papa man la diw mun ko diw mun ko man la diw doomu diw mu ne ay waay yàqu naa waaye lii tax mandi baaxul man de bàyyi naa mandi xam nga loolu ñi muy dal bari na nit dina mandi da ngay gis benn cousin bu nekk ci biir kër gi di jëfandikoo yamba ba violer doomu frère am violer doomam violer ku mu warta violer ñu tëj ko ci kaso bi nag giirug dundam lu ko yabale lu ko yóbbee benn joint yamba wala jam yu muy jam wala drogué yu muy drogué wu c'est très dangereux loolu dafa doy waar beneen bi mooy nit ñi maire surtout laay wax su seen doom yi toxee yamba ba commencé dof di départ nañ dem yóbbu ko hôpital nañ feebar bu mu mënti doon sax dëgg la feebar bu mu mënti doon njëkkee la dem hôpital kay dëgg waaye da ngay gis fii nii feebar yi grave yi ngay gis nii nga koy gis ci buntu télé yeeg buntu rajo yi ñi fa ñëw muy feebar yoo xam ne da nga koy gis rek jàpp sa bopp ba mu leen dalee ci semaine ba au lieu que ñu dem hôpital defuñu ko dañuy dugg topp maaman yi ñu cay def ay sunguf ak di def ay reen ak di ca taf ay xobi garab ak lu ne dem ci buxaaba yi faya ba jeexal tàkk di doog a dem hôpital moment ba ñuy def hôpital dootuñu desee dara naam fajum traditionnel am na ñu ci mel ni ay ñoom Médoune Seye ak yooyu mais Médoune Seye su la xoolee xam da ngaa war a dem hôpital danaan la demal hôpital. maa la ko wax de. ba pare recommandé la boole la ak ay médecins ak ay docteurs yoo xam ne soo demee dañ lay faj. très bien su fekkee li cosaan ak aada moo ko war a faj. moom su ko mënee ni la faj la su ko mënul orienté la man loolu bëgg naa ci ku koy def. sunu li ma naan suñu mbokk psychiatre yi il faut ñu teew fi. waaw ne dinañu indi ay leeral yu bëri ci li nga xam ne. jeunesse ba ngi koy def non c'est parce que semaine bi laa war a dem hôpital Fann. incha allah boo demee na nga ma laajteel Jalle. voilà vendredi wala samedi wala dimanche ci semaine bi xam nga yooyu nag il faut nga am autorisation. dëgg la am jaar hôpital Fann jaar fa foofu am na benn centre bu fa nekk boo xam ni. soo fa demee ay xale yu ndaw ngay gis. ñu drogué wu ba yàqu. foofu la leen di defaraate. très bien nga laajte itam njuufa yaayu mi nii mu rafet tabaarakàlla macha allah soxna si ñu ngi laa ziar bu baax. waaw maa ngi lay delloo ziar waay. di kontaan noo yeewu. xanaa gëmmentu rek. baya boo yeewu de da nga yeewu ndax da nga jàkkaarloog askan wi. non dama leen a namoon. fi ne nii yeewu kay moom amatuma ci pexe ndax damaa namoon Sénégal moo tax il faut ma yeewu. kon dañuy ñëw rek door nañ daan dooree ci métti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaari tey ëllëg. sama maam yàlla na mag neen son Mandela tëpp koy jaloore di ziar mboolem kilifa diine kilifa aday di ñaanal sunu soppe ba sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla na yàlla yokk leeram taas mu ci barkeem Sëriñ Muntaqa moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na fi yàgg lool te wér te yan bi woyof ci kawam ak mboolem sunu xalif généraux yi yaay déggeen yàlla na dëkk ak soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ziar suñu yaay yëpp ak mboolem koo xam ne yaa ngi toog di ñu ñaanal ndaxte ñaan yooyu yëpp da ngeen ñoo yéene jàmm rek moo tax ngeen dëkkee ko kon ñi ngi leen di ziar tey nag damay wax joyeux anniversaire sama benn xarit bu baax ci man ñu di ko wax buur géwél kooku daf maa bëgg Eva te xam nga dañu naan bu géwél amul woon géer valeur am mën naa bañ a sori ndax ki nga xam ne da nga koy fekk ci ndaje mu wàcce boppam yëkkati la ba nga gën faa kawe kooku amoo fayam kon buur géwél yow moom maa ngi lay wax ne la dundal ba énervé loo dund doyul ndax nit ku baax nga nit ku bëgg nit ku mën a yëkkati sa nawle nga kenn gënu la macha allah. nooy duggee ci thème bi ni may duggee thème bi mooy li Ndoye Bane wax dafa am solo Eva kër yi li ngay wax ne kër yi dafa xumb man damay faral di wax ne ndeysaan Eva dafa baax rek waaye kër yi bañ tojee yàgg na ndax xam nga caayee ñoor moom bu ñoor ga daggee dara desatu fa te fi mu ne nii kër yi ñu ci baree bari jaaxle nañ kër yu ci baree bari tas nañ yaay yu ci baree bari jeexlu nañu boobu nag moo ci gën a tee metti ndax xam nga doom ji nga xam ne nii bi muy ànd ak xëy na tuuti sagom ñu di ko yaakaar mi ngi lay sàcc mi ngi lay roppat mi ngi lay tuutal ci koñ bi mi ngi lay def yenn yu metti yoo xamante ne doo ko ñemee nettali jëkkër ja nga nekkaloon abandonné la dem yoonam doom ja dem na ba sàccatu la yem ci yow mi ngi sàcc ñeneen ñu dëkk ci koñ bi auto police di jël si di yóbbu yi dem ak ñëw mu far nag teg ca nag dof nag xel ma dem nag yow moom xanaa li ñuy wax naan yow taloo li ñuy wax jabootal te tukki te talal
yow taloo loo sóob ci cin li ci biir kër gi. dëgg la nga tala yow bëgg a dem hôpital Fann. dëgg la demum hôpital ak ni mu méttee. dem hôpitalu Thiaroye te ku nekk xam ne hôpitalu Thiaroye ba na mu méttee na mu soriwee. dalal xel te yeetuñu ñenn ñi. parce que xam naa dem nañ ñoom itam ba comprendre ne léegi leen li xale yi ñoo ko tey. su fekkente ne da nga bëgg a dem ci yenn kii yi centre yi fi nekkoon yu ëpp yi presque nekkatuñu fi. nga bëgg a boole yooyu yëpp centre sauvegarde ak yeneen nga bëgg a wër yooyu yëpp di ca dem di paas di dem ak a ñëw di yóbbu sa doom ak a indi loolu dafay metti ci waajur bi nga xamante ne nii talatul sax moom li mu def ci biir kër gi pour lu mu dundee am ci nag xale yoo xamante ne dañoo jël rek layu ñàkk géema ci puus ca yàlla ñàkk dëgg la mi ngi ci réew mi dëgg la lu dul ñàkk lu jaasul la mi ngi fi nañ ko wax nit ñi sonn nañu itam dëgg la ndax gor su daawul juuxu bu demee ba yuuxu mooy que nit ñi sonn nañ dëgg lekk gi metti na ci réew mi cher na te saako bu solul du taxaw mais damaa bëgg a dimbali sama yaay damaa bëgg a dimbali sama yaay du tax ma teg sama yaay coono déedéet ndaxte dem rëbës teg sa yaay coono la bu baax permis ya jafe nanu dëgg paas ba metti na indim añ ma metti na visite ya metti na nga bëgg cee boole xalaat ne sama dooma nga ca kaso ba tëdd waaye li muy metti ci ki nga bàyyi ci biti yow ma koy tëdd ca biir la gën a metti ndax kaso ya xat na fatt na la fa xew bari na léegi nag yow bu fekkente nag da ngaa topp sa bànneexu àdduna fii tey ba xëy dem ca kaso bee bu ëllëgee ki si biir bul nekkee na ma ko teg mais ñi nga xam ne ñoo dem ba ñëw te lii moo leen fa yóbbu woon ñoom nañu delluwaat takku taxaw nag léegi jàppale xale yi nga xamante ne nii demaguñu ndax yaakaar naa ku la njëkk a taal may lëb doom merci mami Ndoye Bane am na li mu wax am na solo gis nga Eva xale yi ñenn ci xale yi waaw yëf yi doy na waar de waaw sonal nañ lool seen parents yi dëgg la mais parents ci ëpp li ñuy dund ñoom ñoo ko liggéey des fois li ñuy dund ñoo ko liggéey nit ki li nga bay rek moom ngay góob ci yàlla su fekkee da ngaa sëy si te kër respecté woo kenn tegoo kenn muy nit respecté woo sa yaay respecté woo sa papa respecté woo sa yaayi jëkkër respecté woo sa papa yi jëkkër respecté woo say maanaam respecté woo kenn bopp sa bopp soo am doom jéemoo yar sa doom jéemoo lijjanti ban heure lay wàcc ba lijjanti ban heure lay tëdd am na ci yaay yoo xam ne tey jii dañuy tëdd te xam ñu seen doom bi am 15 ans fu mu nekk ci àdduna wala ñu toog ba 4 heures du matin seen doom bi am 15 ans 16 ans di leen fëgg ñu koy ubbil muy tëdd si te war a jàngi suba te war a am lu mu defi suba du dëgg loolu mais yaay ju responsable wala papa ju responsable warul def loolu mais te loolu yaay yu bari ñu ngi seetaan si am na ci ñoo xam ñoo ubbil seen doom ju góor bii 2 heures du matin mu tëdd si doy baan boole ci waxal ndànk duggal gaaw bala laa sa papa di voilà am na ci duggal gaaw bala laa sa xale bi maanaam teel a xam ne da nga koy nëbbal en général nag soo gisee xale bi demee nekk drogué carrément auto police ñëw di ko jël seeg yooyu parents yi di daw papa yi di daw seen responsabilité c'est parce que li doon raam jëm ci ñag bi yaay ji yëg na ko yaay jee ko doon nëppal pendant des années léegi nag tardivement la ko yaay ji yëg la ko papa ji yëg moo tax papa ji yenn papa yi di la bàyyeeg sa doom noonu très bien même su fekkee du lu jaadu kenn àndu ci papa da nga war a jël say responsable ba mat sëkk mais yaay nañu teel a xam ne su ñu gisee lu ñu xamul seen doom te seen papa ji nekk fi yëgu ko nañ ko teel a wax seen papa ñu àndandoo ñoom ñaar xeexandoo ko pour mu jóge fi mais su fekkee yow yaay da nga ko bëgg na surtout soo amee wujj da ngay am wujj sa taaw bu góor di drogué wu di tux yàmba di naan sax di def yow aawa bi nga xam ko mais au lieu que nga wax ko sa jëkkër ngeen ànd xeex akoo ko na su ma ko waxee sama jëkkër da koy wax sama wujj bi dem wëree ma dëkk bi loolu tamit problème na ci léegi nag nga koy jéem a nëppal di ko jéem a yow gérer yow kese mënoo ko ba affaire bi ni paf ëpp ay loxo léegi nag nooy def tem nga jiñ ko sa wujj bi naan sama wujj bi liggéey sama doom bi dëgg la te fekk sa wujj bi deful dara ñett nga jiñaate boobu boppam la waroon xool rek sama wax jama doon wax femme yàq femme jama doon wax waaw moo fi am 8 mars yi ngeen ñëw ngeen nar a def seen plateau yooyu noonu ku nekk di jay sa morom di jay sa ngeen di jayante ak déwante beurre bi non da ngeen di dajale jigéen ñëpp ngeen ni ñun ñii société bi ni mu mel su baaxee ñun la su bonee ñun la ñun ñooy yàqante ci suñu biir ngeen da tuddee ko thème bi femme yàq femme ñun jigéen ñi ñun ñooy yàqante suñu biir 8 mars gi ñëw léegi ngeen commencé fàtt nit ñi fu ne ngeen defa plateau ci ñi jayante déwante beurre bi après mu jeex ay après 8 mars ñëwaat ngeen defaat la même chose loolu amul sens waxante leen dëgg les yeux tu nekk nga xool sa morom dans le blanc de l'œil ñun jigéen ñi ñooy yàqante maay xool sama doom muy drogué ba dof man jigéen ma jiin ko sama moroomu jigéen bi ma nekkal ci kër gi
góor ñi di leen utiliser ngeen di yàqante di defante yu bon yooyu seen doom yi di drogue yi toxi yàmbaa di defante lu ne yéen la ci seen biira mais tey jigéen ñi suñu booloo woon di xàccaloo dóorndoo imagine ñaari jigéen ñu ak bokk jëkkër waaw déggoo bëggante di jàppalante ku góor ki amul fu mu jaar ba nax leen su ko defee wax nga waxi xale waaye ba ma xoolal boo dee bu ngeen dee fukki juboo sax góor yow léegi nee naa sëriñ jàppatu leen boobu du tem bi romb ka xoolal benn jigéen du moroomu góor kay ñaari jigéen xoolal waxuma la moroomu góor da ngeen di boole ku góor ki papaam ak famille ñëpp ngeen di boole teg ci place mais su fekkee déggowu leen ku góor toujours yéen ngeen di divisé wu ngay jiin doom ngay diñ wu jëm yaa ko liggéey muy tux yàmbaa keenaan la du man ku góor ki looloo ko arrangé fii ngeen ne xëyewaloo muy gën di bégge mais soo leen booloo nekk benn da leen di ragal loo leen laaj loo leen xat loo leen joxoñ mu dagg mais tey ji su fekkee su fa aaye benn waaw sama doom ji ba nga amugu ba nga takk gule woon jabar kër gi dafa normal woon waaye sa jabar gi bi mu fi duggee ci la sama doom yi commencé tox yàmbaak tox cigarette Mia Ndour ñu ngi koy nuyu xaw ma fu mu féete ñu ngi nuyu ñoom Apulaay wallaay li nga wax tem la kenn du leen faale ne yéen ay dem ci ñaari kër yi aji kura bu ko miin bàyyi ko kumba ma li mu lay waxal boo ko xamoon dooma ko tuddal yéen rek doyu leen bay des maa yor seen dossier fii boo bëggee léegi mën na ko yàq ci table mais yéen a ko nangu très bien soxna Marie-Louise maa ngi leen nuyu madame Cissé ça va bien ne leen ñoom Samba doyu ñu bay des kenn du dugg seen dossier dañ nee naa bandoone leen zappé rek dañ leen zappé waaw cliquer dessus zapping waaw nañ zapping très bien Marie-Louise na nga def maa ngi fi ça va bien ça va bien alhamdulilah naka tribunal na nga fa na nga fa maa ngi lay nuyu di la remercier une fois de plus ci invitation bi merci madame Cissé bon maa ngi fi encore pour parler de tey mu nekk drogue c'est vrai et jeunesse je pense que sujet mënul woon gën a nekk sujet d'actualité sujet boobu parce que je pense que 2019 nekk na année boo xamante ne saisie record de drogue lañ def fii Sénégal au port autonome de Dakar muy port autonome de Dakar muy aéroport douane sénégalaise def na ay saisie yoo xamante ne foog naa ci histoire Sénégal musul am barke démb woon Njaay ci port ci même bateau bi nga xamante ne mooy Grand Nigeria benn information yi douanier yi am nañ ko que benn quantité de drogue mu ngi woon dëkk ci port ci même bateau bi nga xamante ne au mois de juin jàppoon nañ fa une quantité de drogue et douanier bañ demee fekk nañ fa 120 kilogrammes de cocaïne d'une valeur de 9,6 milliards de francs CFA donc je pense que li ñuy jàpp ci drogue actuellement au Sénégal bëri na orcatis barki démb bañ defee rafle ban jàpp nañ plus de 1000 kilogrammes de yamba et loolu je pense que su nekkoon day naaw ci air bi ñun ñëpp mandi nañ donc drogue nekk na loo xamante ne Sénégal actuellement actualité la et qui parle de drogue parle de jeunesse parce que je pense que cible trafiquant yi c'est la jeunesse qui consomme cette drogue là man dama koy tuddee la kii na la tuddati la substance qui tue parce que daf lay rey monstre froid la da lay rey ndànk la lay rey drogue mooy loo xamante ne xam nga xale yi dañuy à un moment donné dafa am benn dañuy découvrir lañ nekk su nekkul drogue su nekkul alcool su nekkul cigarette su nekkul sexe nekk na ci yeneen ay vice la et ci fête yi xale yi ñoom ñooy dem boîte xale yi ñoom ñooy dem sortie xale yi ñoom ñooy def yenn folie yi donc c'est la cible principale de la drogue et actuellement soo demee tribunal comme yow tribunal moo tax may gën a intervenir soo demee tribunal dossier drogue yi bëri nañ fa flagrant délit man des fois su ma bëggoon a reetaan damay xaar ba audience yi en général moom la ñuy jeexalee donc ay audience su flagrant délit yoo xamante ne ay yamba et da nga gis xale yooyu effet bi muy def ci seen xel da ngay dem des fois juge bi da daan naan yow nekkagoo de ñëwaatal mu ne la nekkagoo ñëwaatal même devant le juge da ngay gis ñoo xamante ne seen xel dem na drogue bi da dem ba dafay yàq sa xel yow da ngay def am na ñoo xam dañuy dem ba jëlee fa dof et loolu effet drogue bi la tey soo gisee ñu bëri dañuy commettre sa ay crimes parce qu'ils étaient drogués soo gisee cas bu mujj bi nga xamante ne moom lañ amoon mooy meurtre na la tuddati xale bi ñu reyoon fële Malika nee na jëkkër ji da doon jëfandikoo drogue da doon def drogue donc loolu dafa nekk substance boo xamante ne da lay tàggaloog sa xel et c'est un fait boo xamante ne d'actualité li gën a métti mooy c'est à portée de main parce que xale yi
nekkatuñu di dem di wër di sonn pour am drogue boobu. C'est à portée de main. parce que am na temps yële benn histoire benn actualité boo xamante ne scandale la woon sax benn école bu mag fii Sénégal. Dakar bi ñu ne trafiquants yi am na ñoo xam ne dañu fa doon jaay drogue tout autour. C'est vrai. parce que xale parents soo ñëwee nga ne école laa yóbbu sama doom. fi nga xam ne fa ngay jàngee xam nga da nga naan y a toute la sécurité là-bas. trafiquants yi suñu demee ba léegi di squatter école yi là y a un problème. et tout parent war nga mën a tiit ci sa doom. tout parent parce que c'est à portée de main. voilà. voilà loolu mooy clin d'œil yu journaliste bi dafay am solo toujours ci wareef nee na fii juristes yi dañ fi war a ñëw docteurs yi dañ fi war a ñëw techniciens yi dañ fi war a ñëw ndax mooy wareef wax dëgg yàlla Mami Linguère moom fi mu dikkee am na solo lool moo tax léeg-léeg bu ñu ne état bi liggéeyul ci drogue bi nanga ma ni moo ne saisi itam ñu ngi koy teg sunu bët. mais Grand Nigéria moom dama yaakaar ne xam naa ne am na lum ñu naral moom dama yaakaar ne bateau bi ci boppam lañu war a tas. ndax moom fa ñuy mujj ak moom xam naa ne du neex. ndax coono bi ñu fi daj yépp jamono jii ñu toll. moom moo ñu ko teg te boo demee sax moom damaa ragal est-ce que amul leneen lu nekkaat ci biir. maa ngi lire ñu ne ñetti saisie la ñaari opération ci benn transporteur. waaw ci même transporteur la parce que ñoo xam nga au mois de juin la ñu saisir woon benn saisie record. ñëpp di ci wax boobu moo nekkoon saisie record bi ndeke ci même bateau boobu drogue desoon na fa. donc douane xam nga ñoom dañu am seen informateur yi policiers yi amee seen informateur gendarme yi journalistes yi am seen i source ñoom noonu la ñu amee ñoom seen i source seen i renseignement donc ñu ne leen ne ci bateau boobu am na ci yenn côté bateau bi drogue boo xamante ne des na fa. et effectivement bu ñu demee fekk nañ fa 120 kilogrammes. loo xamante ni d'une valeur de 9,6 milliards. et tey dañu am benn cas boo xamante ne ci bateau la mais ni ñuy convoyer drogue bëri na. daal bëri na da ngay gis ñoo xamante ne ay jigéen ñu rafet maara day taale rafet. toute belle yoo xamante ne dañuy mën a accrocher ci aéroport yi doo leen mën a xam nga dañuy mën a appâter doo leen bàyyi xel ñooñu pourtant ñooñu soo leen xoolee soit dañu wan ay boulettes de drogue ay boulettes yoo xam ne da nga koy wan na soo ñëwee ba accès à destination dafa am benn substance boo xamante ne moom lañ lay wan naanloo nga koy génnee sous forme de sel. am na ñoo xamante ne bateau malien yi yàgg nañ fi jàpp ay bateau malien yoo xam ne Mali la ñuy jógee ñoo xamante ne ay quantité de kilogrammes de camion laa bëgg a wax camion malien yi quantité de kilogrammes de drogue lañ ciy nekk Sénégal bii da ngay ay cas yoo xamante ne nit ñoo xam ci biir seen biiri kër dañ fay béy yamba ci seen biiri kër am na affaire boo xamante ne borom waa ji këram lay béy yamba moom ak jabaram ñu koy jaay Casamance bi soo demee am na dëkk boo xamante ne yamba rek lañ fay béy ay maire ñoo koy béy am na benn maire 50 et quelque bu ñu jugé fii donc si à portée de main nekkatul loo xamante ne dafa jafe 50 plus de ça presque 60 ans ñu jàpp ko ak moo xam ne ñoom ñoo koy béy di ko jaay donc c'est dafa nekk loo xamante ne jar na tiit et quand dernièrement suñu tonton Seydi Gassama quand il disait que il fallait légaliser yamba je pense que am na raillerie yu bëri nit ñi critiquer nañ ko railler nañ ko et tout parce que nekkatuñ ci niveau boo xamante ne war nañ mën di légaliser yamba parce qu'on n'a pas les moyens de confectionner élément boobu pour mu mën a nekk bu baax. Très bien Madame Cissé bienvenue. Salaamaaleykum. Asalaamaaleykum Aïba. waaleykum salaam wa rahmatullah. allo. allo oui Bakar Diarra Thiès. allo. maa lay dégg bu baax. waaw ñu ngi lay déglu mbokk mi. waaw ñoo ngi nuyu sunu mbokk bi bu baax a baax. ak seen invité aussi tamit ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax. di kontaan bu baax ci li ngeen jël parce que li ngeen mooy loo xamante ne tey bi ku ko waxtaanee tey bi yaa ngi jàppale réew mi. alhamdulilah. parce que wàllum drogue instant bi ne nekk na loo xamante ne képp ku bokk ci askan wi war nga xam mën a xeex parce que day yàq ndaw réew. te tey jii sunu ndaw réew ñoo ngi leen di soxla ëllëg parce que nee nañ ndaw moo war a yor réew ëllëg. mais premièrement ni ñu éduquer xale yi d' abord jëm a seet ni ñu waxtaanee ak xale yi wàcc ci base bi waxtaanee ak jeunes yi parce que tey jii lu ñuy bëgg suñu réew mi am sécurité te ñun amuñu yar xamuñu fi ñuy def suñu tànk tamit du dox. bëri na tey jii ñoo xamante ne ci ay dënnu soxna soo ci wax na ko léegi ñoo ngi koy rafet la ay kàddoom mooy soxna soo ci jóge tribunal. wax na lu am solo da ngay jàkkaarloo ak xale bu góor mu sol lu ko neex mais ci biir waxtaan soo waxtaan ak moom sax da ngay xam ne xel bi dem na.
en tout cas wàllum drogue bi ak wàllum yamba bi tas na réew mi parce que ci agression yi ngay di gis nii rey nit yi nga di gis nii yëpp cause de loolu la. kon naka la ñuy def pour sunu ndaw réew naka la ñu mën a def sunu ndaw réew teg ko ci yoon mooy que ni ngeen def il faut que émission yi daw di télé yi imam yi di wax yi di wax ñoo xamante ne ñooy personne yoo xam ne ñoo ngi si ko di waxtaan ak xale yi parce que loolu mooy jëmale réew kanam. bon jërëjëf fii ci Thiès maa ngi rafetlu seen waxtaan bu baax di nuyu docteur Ndiaye si Thiès bu baax jërëjëf. macha allah. ñu ngi rafetlu kàddu yi. ci société bi la bokk boo demee papa la boo demee mag la. boo demee nijaay la. kon mu woote ci def ci jaadu. wallaay ndeysaan gis nga Marie-Louise mi ngi wax école yi. xam nga barki démb rek maa ngi la fi wax naan la bu ñu demee ba école auto police di fa xëy di taxaw. waaw ñu dem ba naan ku ñu jàppee ci buntu école bi sax ñun suñu yoon nekku ci. waaw mooy que tiitaange war na commencé di am. suñu demee ba élève di dem di livrer ji. mooy que tiitaange war na am suñu demee ba màgget di toog di jaay gerte caaf di jaay yàmbaa tiitaange war naa am su nit day jaay matt di ko ci jaay ci biir c'est-à-dire boo koy xool day mel ne lu jaaxalul nit mais xam nga bopp xar bu saxee fukki béjjën ak ñaar juróom-ñetti bët bu mbëkkee wuti dafa raglu mais soo dellu si nga ne boppi xar bu saxee fukki béjjën ak ñaar ak juróom-ñetti bët su mbëkkee wuti dafa raglu maa la wax li xam nga gileem bu ca amul affaire sax boo ko séenee da nga ko ragal xam nga gileem bu jommalee naar day tukkal ay pël naara ko baaxoo sax mu gis bu ko jommalee day tukkal ay pël xam nga dañuy dem ba mbir mi boo yëkkatee benn thème da ngay dem ba da nga naan way yoroon njaay ba day dellu si waat ci thème boo yëkkati kan laa war a wóolu c'est vrai parce que nit bi nga jàkkaar lool sax xamoo ndax moom jaaykat bi la wala du jaaykat bi dem nañ ba léegi kenn ku ci nekk am na benn côté buñ la ciy dugalee Marie-Louise mi ngi wax xale jigéen yi jekk yi nga xamante ne mais comme li Ndoye Bane di wax am na ci AP yoo xamante ne ay kilifa fay dem fa lañ leen koy livré mënoo koo tuxee sa kër mënoo koo tuxee feneen nga luyal benn jongoma AP di dem di ko fa fekk ñu fay daje di fa def lu leen neex. lu ngeen di woowee AP. appartement yi. moom moo ñu ko xoolal man moo ñu ko gën a xam man ndaw si. moo ñu ko gën a xam. xam nga waree innocent te du innocent. mooy jéem kii ku jàngee xaw ma de la fosse la xaw ma nu mu tuddati. dëkk Fass. yaroo Grand Dakar ak ñaari. da nga naan ko Fass Gueule Tapée Colobane. jaar ñaay cokkee. jàngee fa école bu nu mu tudd. école bi nu mu tudd. yaa ngi sama dossier yaa ñu gën a xam lan mooy yamba ak dorog. jaar ca Collé Ardo fekkee Sira Vision yi jàll yëpp ñëw fii di ñu aw ma droit laaj Eva gis nga dama leen interpellé jigéenu Sénégal yi. waaw di nuyu de passage ministre de la femme. maa ngi gis ñuy def ay tournées yu am solo. Badiane Ndeye Sali waaw maa ngi gis ñuy ne mi ngi ci àll bi toog loolu baax na. génn Ndakaaru tuuti dem ci àll bi seeti femmes yi. te comme mois de mars bi seen plateau yi. def leen thème femme et drogue. xam nga mi ngi raam di dem rek. te ñemewu leen ko affronter def ci thème. jigéen ñaa ngi toog ci yàmbaa ji di jàmm di drogué wu bu baax a baax a baax a baax. te du drogué wu ñu drogué bu ndawa ku ko ci deful sot am nga ci doom ju koy def wala jarbaat bu koy def. te kiiwul kenn nag bu ci kenn épargné ni sama doom defu ko. sa doom mi ngi xëy jàngi rek nga ci xam. waaw te yéen yaay it mi ngi ne ragal seen doom yi jigéen ñi. ba doo leen vérifier. soo ku ci vérifier sa doom du ma ni ñëpp a koy def mais ñi ngi koy def ñu bare bari ñoo xam ne ko ci sa doom def koo ci jàppoon da nga naan du dëgg. te yow xamoo drogue xamoo cigarette baayam xamul dox xamul dara mais am na ci dose ci xale yu bari ñu ngi koy def. donc xale boobu de mooy nekki femme. mais dañu lay jox raison Ndoye Bane ci li nga wax yow mii ci tudd sànq lycée yi ñu ngi encourager jeunesse bi ci nekk da nga daan gis nga nekk au lycée Marie-Louise. gis ne club bi ñii dañuy laal ay stupéfiants. nga dem ci ñeneen gis ne ñii dañuy def ay mbir. et yooyu yëpp yàgg na ci biir école yi. mais c'est vrai dañuy concours ku ci nekk na napp sunu groupe sunu club moo gën a kii ñoo gën a nekk ay gré ñoo leen gën a ay preg ñii ay seer lañu ñii nangam. mais dama ni def leen thème femme et drogue les jeunes filles là ñoo nekk ay femmes. ñooy nekk ay femmes ah jeunes filles yu te 2020 yi fii 2029 ñooy nekk ay femmes. dëgg la su fekkee nag ñooñu faju leen léegi ñoom ñooy nekk drogue ëllëg yi. nekk ci sa biir sëy di tux yàmbaa. nekk ci sa biir sëy di jàmm. feebaru sida bi di dem. ñu bari dañuy jàmm gis nga soo demee hôpital Fann bii nga xam ne fa leen di faje soo leen gisee ñu taxaw koo ci gis xale bu jigéen buy jàmmoom yomb naa xam na ko maire xool wala seen papa yi seen loxo yii fii la ñuy takk ba seen sidit bi génn ñu jam ko ci
am na ñu ko ci jam fu ne ci seen yaram nag fu ne foo xam ni mënuma ko tudd nii ci télé je pèse très bien mes mots donc nem yaay soo amee doom bu jigéen c'est pas parce que yaa ngi koy jëndal greffage yaa ngi koy jëndal lii non 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 mi ngi jëndal leneen loo yëgul ndax ci dolli dee leen wax ñuy jéem a am soo tollee ci am far il faut nga am far qu'est-ce que tu veux dire voilà ñuy jéem a am far wu baax nit ku licite waaye ñoom ay far yi bande rek la ne xale yi jigéen yi ay far yu tux yamba ay far yu tux demee bay am ku koy war seet waaw na fexe njëkk tànn nit kooku ba nit ku baax mi xoolal xale yi gis nañ ko dans le monde ku ci star yoo xam ne dañu sëy ak nit kuy jël drogue faf ñu dem ba ñoom tamit sama waykat bu mag ba sunu gisoo sunu am nañ sunu xaritu artiste bu baax ndeysaan bu présentable koo xam ne kenn mosu koo déggal lu ñaaw ba barki dem gisoo ñu jàpp doomam ci ay affaire yoo xam ne da ngay waaw dëgg la tey jii loolu nag moo jara daw bu dee man dama lay ne nga siggi bu baax ne defoo xam nga keroog baan xam nga yaa ngi wax affaire injection yi parce que dañuy dem ba am seen association parce que dañuy injecté wu injection yi nga xamante ne dañuy drogué wu par l'injection dañuy dem ba am maladie du sida wolofal ko bu baax dañuy dem ba am sida piqûre bi ñuy piqûre day dem ba dañuy am doomu jàngoro sida ba ñoom ñëpp dañuy dem ba former seeni association et keroog maa ngi waxtaan ak benn docteur mu ne ma xam nga ñun aussi parents yi dañu war a gën a regardant ci suñuy doom mu ne ñu ngi ci daw wutum xaalis di daw gauche droite pour wutum xaalis mais dañu un peu dañu délaissé dañu bàyyi éducation doom yi wutum xaalis neex na mais doom yi aussi richesse la am na xale yu bëri yoo xamante ne peut-être gisuñ présence su parent bi mu ngi ci wutum dërëm mu ngi ci carrière mu ngi ci à la fin da ngay dem ba parfois ñu ngi am sax présence su parent mais quel parent parce que parent bi ma ngay waxante lu ñaaw ak yaay ji di ko wax papa ji li ma wax démb un milieu malsain ba nga xam ne xale bi bu defee dara dañuy ne lii ba xam nga su nekkee da nga am base comme on dit base mën nga dem ñu bañ la influencer mais gis nga da ngay yar sa doom nag fa nga ko war a yaree Aïva nga dem jamono détourné ko. c'est vrai. te xale am na xale yoo xam ne amuñu caractère dañoo neex a détourné. da nga gis sama benn xarit wala sama benn copine dafay tux dafay ki ma ne ak xaaral ma ñam. ñam boobu moo lay indi musiba. xaar ma ñam xaar ma pikiru xaar ma naan xaar ma tux après da ngay dem ba à la fin day nekk addiction ci yow. soo ko deful da ngay dof ñooy def suivisme et pourtant yoon da ko réprimer. yoon da ko réprimer. soo gisee koo xamante ne da ngay gis tux yamba mënoo ci am sursis. tux si drogue mënoo ci am sursis su nekkee dañ la fekk yow ngay détention ngay tux yamba wala nga yore drogue mën nga am minimum 15 jours mais su nekkee détention mën nga am ba 6 mois ça dépend de la quantité da ngay gis loo xam dañ koy woowe aussi offre ou session man ma maye yamba wala ma jaay ko mën nga am ba 2 ans su nekkee dafa yem ci flagrant délit et entre parenthèses am na benn cas boo xamante ne waa ji dafa comme ma toog man ak ma Ndoye Bane toog ak xaritam tux ba mu xaaj mu jox xarit bi ñu jàpp leen ba ñu demee tribunal ñu jugé leen. yow de lu ne yaa ko fekkee nag. mu expliqué cas bi mu expliqué comment ça s'est passé ne dama tux ba mu xaaj ma jox sama xarit. mais ba mu koy wax manka naan tey nga dee. xarit ba dañ ko condamné 1 mois moom ñu door ko 2 ans. da doon yuuxu ci salle bi parce que naan benn joint la doon yuuxu je me rappelle bien mu naan benn joint la. benn joint mu ne ko benn joint offre la dafa maye. dafa mel ni nga jaay rek. moom la ñu naan ki taxaw tox cigarette. moom yàqulewul sax lu ëpp mais moom ka may yow mi ka may. tu peux avoir juge bi xam na des fois juge yi aussi su nekk da ngay ñëw tout le temps dañ leen naan comme yow da ngay tux tout le temps bàyyi ñu jox la benn peine boo xamante ne da ngay toog noppalu mu génn sa yaram. donc soo demee chambre criminelle délit bi moo gën a grave. parce que avec manière la ñu faj la. waaw da ngay dallu. loi Latif Gueye mënoo am moins de 10 ans. imagine nga nekk xale bu ndaw. nga ni loi Latif Gueye mënoo am moins de 10 ans. nga nekk xale bu ndaw boo xamante ne yaa ngi sa. à la fleur de l'âge nga ñëw ñu dóor la benn 10 ans sa àdduna du yàqu. wallaay gis nañ ko fi tay boo génnee fekk nga jamono bi raw na la. boo génnee fekk nga société bi dem na ñi nga maasee loon dem nañ jabar yi nga waroon takk ñu ci bari raw nañ la. soo génnee doowu nag est-ce que di nga ko bàyyi. boo génnee mën nga ko bañ a bàyyi. ndaxte fa ñu lay denc ñan lañ la denc ndool. bi nga génnee ci ñan nga dal. ban famille nga dal. bi ngay ñëw ban xel nga indaale
parce que bul fàtte ne mi ngi may déglu madame Seng may déglu xam moo ma gën a xam la fa xew xëy na moom xam na la ca tribunal ba man miin naa la ca kaso yi ndax dinaay dem di leen fa fekk di jànkonteeg ñoom ki ëpp peine actuellement ci drogue ci Sénégal ku jigéen góor ga ko waroon a takka ko ci dugal dégguma la de ki ëpp peine actuellement ci Sénégal ci jigéen ci drogue góor gu ko waroon takk moo ko ci dugal anamu ma nga tëdd jàlla leel ma ani góor ga ku koy gis ana jéeri joor ndee la doo ko gis doo xam fan la féete ñu ci ko def alors kii Tata Suzanne Diagne la ñu ngi koy nuyu. bon dañuy wax rek ami fidèle de Wareef li may wax ne léeg-léeg ñu am cas bu ñu xaw a jaaxal mu taxaw ci. Suzanne Diagne mi ngay laajte mu ne. lan la xale yi di tox ci biir chicha yi. non chicha moom kii la parfum la. parfum la am na pomme fraise. voilà parfum la. léegi dégg naa. lii nga xam ne dañ ko war a def aromatiser ko sunu ay lekk. loolu bu dee moom ngay jël. sotti ko ca di ko tox bu yàggee sa dënn bi du ko fekkee. li ngay wax nii mooy chicha bu normal. booy toxuñu fa si chicha dara. yamba ji lañ koy def jaxase ca seen i affaire di ko tox. loolu la. il faut le dire xam nga lii Marie-Louise wax looloo ko tax a jóg ay parfum la ak yooyu pour frimer yooyu pour artistes yeeg ak naar yooyu. mais Sénégal maa fi dàqale réalisatrice wax di fukk ak juróom-ñaar. parce que moom maa fi dàqale réalisatrice dara nag li mu xam moom bu toogoon fii bu yàggee naa ko audité de. non mais. Mia bu fàtte ne nag lu yàgg ci njaw di njaw. bàyyi leen jàmbur. lu yàgg ci njaw kii mooy xale yiw. mais ñun bis bi ñuy nuyoo moo ñu jël si woon ci buntu bi xam nga ñun ku ñu mën a dalal bañ toll fi ñu toll. waaw mais tontu bi nag dikk na de dama xamul ndax sañ na ma koo wax ca kaw. waaye sa tontu jox na ma ko de. moo tax ñu ne Sénégal ku ci ne na nga xam la ngaa génne sa gémmiñ di ko waaye lañ laa tontu munoo ko. ba may wax maa ngi xaar sama tontu xam nga Eva. dem na ba ci douche boîte de nuit yi. yéen ñi moom boîte yi gën leen ci bàyyi xel parce que am na xale jigéen ñu fa jàppoon. ñu fay drogué wu. si woon na fi. am na fi xale jigéen yoo xamante ne drogue jëloon na ci bakkanu kenn. ba nga xamante ne xëy na yëf yi dañ koo mujj nëppal rek. mu mujj am na mu demee mais buñ ko toppoon dina egg feneen. drogue baa ngi ci mannequinat bi. drogue baa ngi ci animatrice yi drogue baa ngi ci animateurs yi drogue baa ngi ci foo laal ci dëkk bi drogue baa ngi fa. mais nag daf ci am ruq yoo xamante ne nii fa la gën a grawee mooy xale jigéen yi nga xam ne nee na ñooy dañuy jàng nanditelu su bëccëgee ñu tëdd di nelaw. nandite lu mel ni Pape Samba Thiam ak yi may raconté te ça ne tient pas. te moom xam nga booy wër ngaa ko dollar ba jàpp Pape Samba. bu ci teg virgule. Ayda Ndiaye jabar jaan nandite muy xale boobu soof na ma daal. li muy telee tax jotuma egg ci ci def yem nañ fa yem xam nga xale yooyu nga xam ne dañuy jéem a jaay. ex naa Ndakaaru man daal léegi damaa war a bokk par force. maa Demba. waaw. bu dee yow la moom kaw ngay deewee. boobu am naa tam maa Demba kaw la moom la njëkk a way. waaw kañ xam nga nag léegi yow nga ñëw daal ne man damaa jekk damaa chon damaa lii damaa laa ngeen di àndandoo nekk benn groupe. nga gis kii am na oto boo demee bàyyam moo am ay moyens. pour jëndal ko oto. kii xëy na yàlla moo ko may wërsëgu góor may na ko oto. kii xëy na boo demee oto yaayam lay dawal. yow nga daal ne déedéet man léegi il faut que ma mel ne moom. pour man ma intégrer groupe bi il faut que ma def li waa groupe bi di def. mais waa groupe boobu borom caq day moytu borom baatub neen ndax ñii seen ndey ak seen baay ngi Ndakaaru am nañ zipp bu gudd. wala zipp bu gàtt ak loxo bu gudd. yow sa baay nga ca kaw ga buñ ko nee signal xamul li muy signal lan la balaa liir sonn. sa yaay nga ca kaw ga boo demee ma ngay lijjanti leneen même bu nekkul ca kaw ga sa yaay xamul yoonu police xamul yoonu tribunal te na xale jigéen yi di moytu yenn àndandoo yi. da ngay ànd ak ñoom drogue bi ñoo koy moom mais bu ñu leen nee kirtim ñu bàyyee la ko fa daw. très bien dafa am nag li nga wax ci sa biir wax man dama yaakaar ne yow xale bu góor bi ñuy seetaan wala xale bu jigéen bi ñuy seetaan boo demee juddu gis ne waajur bi situation demeewul noonu yow da nga am mission bi mooy nga jëlee leen ci li ñu nekk waaye waxuñu nga gën leen a digal kenn waxul loolu ndoy baan. waaw effectivement loolu am na c'est que souvent damay faral di dégg nag ndeysaan ci waxu nit ñi. waaw drogue bi ponkal yi ko fiy dugal ponkal yi soo waxee affaire góor jigéen soo ko déggee ñu ne góor jigéen ñi ponkal yi lan mooy ponkal yi. dafa am nit ñoo xam ni. mais caméra yi ponkal yi. am nay ponkal loo gis am na ay ñoo xam ni. seen métier la. dafa am ñoo xam ni seen liggéey jaayum drogue la. am na di ko commencé ponkal ba ci ki ci gën a ndaw. caméra yi. ñi koy jaay am na ponkal ba ci ki ci gën a ndaw loo gis am na loolu chaîne la. ba ñun ba juddoogul ba léegi da ngay dégg ñaan ponkal yi ñan ñooy ponkal yi. da ngay dem par exemple soo duggee police wala gendarmerie
suñ dee 1 million de policiers ñàkkul ñetti wala ñeenti policiers yoo xam ne duñu def liggéeyu police maanaam ñoom ñooy salteel liggéeyu police wala ñooy salteel liggéeyu gendarmerie wala ñooy salteel liggéeyu avocat wala ñooy salteel liggéeyu juge wala ñooy salteel liggéeyu douane wala ñooy salteel liggéeyu port wala ñooy salteel liggéeyu journaliste foo dem am na ca itam ñaar ñooñu la ñuy woowee ponkal ndoy baan am na ca itam ñaar wala ñetti policiers yoo xam ne fu ñu leen woowee ci kaay leen jàpp yàmbaa ji bu ñu dem yóbbaale seen saak su ndaw comp ca yóbbaale. waaw mais loolu nag ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy yàq. waaw ñooy ñooy salteel liggéey su ko defee dañ naan policiers yi. fekk ñetti policiers sur 1000 policiers. ñu ni avocats yi fekk benn avocat la. sur 1000 avocats ñu ni gouvernement bi fekk kenn koo xam ni. par exemple xam nga ni ngi naan keroog fii dafa am benn oto boo xam ni dañ ci jàpp drogue oto bi oto état la. tey jii man auto état man mën naa yor benn L200 bu ñu def AD. ab delloo yëpp auto état la. waaw mooy AD ab delloo yëpp auto état la. voilà AD auto état yi yëpp AD la tey jii mu doon benn L200 boo xam ni nga doon gaare ca mairie ba wala muy gaare fenn ma jël ko man chauffeur dawal ko trafic ci drogue ñu jàpp oto bi. dañ naan auto état la. tem ñu ni sax am na benn ponkal mu ma yónni. fekk benn ponkal yónni wu ma man chauffeur maa dëng sama dëng bopp. c'est que yooyu il faut nit ñi di ko sóor sunu ñi nga xam ne ñoom ñooy sunu état yi sunu police yi. sunu justice bi. sunu ak tribunal bi. il faut ngir yàlla ñu koy jéem a ñu leen di jéem a kii xam ne loolu moo yore réew mi. mais tout le temps quoi assemblée nationale nangam. police nangam gendarmerie nangam douane nangam justice nangam loolu à la fin yow sa bopp sax tu n'es pas en sécurité. il faut suñu lu baax ñu ne lii kat baax na waaye am na fu muy sooxe tuuti suñu defoon nii de dina baax. mais tout le temps ñu del leen di taxal di leen kii port bi am na ay manquement yu femme mais tamit bokk di ci port yi gën a baax ci Afrique. wax dëgg yàlla douane bi am na ay soxtoon mais sunu douane bi sa waay sunu liggéeyul woon tey jii nit dina xëy suba doo fayee ko weeru dee de xam nga sunu police bi ak gendarmerie yi seen liggéey tax na tey jii ñun sunu tëddee ba nelaw sunu tëddee dina nelaw baan moom lay wax bu jógee Mali waaw ñu jàppee ko jam ñaajo drogue bu jógee Mali mais gendarme yi xam nañ ni drogue bi départ na Mali mi ngi ñëw xam nañ ba liggéey ko waral léegi-léeg ngay dégg nit ñi naan waaw pourquoi ñu bàyyi ko ba mu est-ce que jam ñaajo loo gis liggéeyu renseignement dafa am jàpp ko moo jotagul soo demee tey jii ba mu départ Mali am na lu mu récupéré Kaffrine am na lu mu récupéré Kaolack affaire bi mi ngi war a ñëw ba jam ñaajo gars yi def seen liggéey ba mu ñu xam ne jam ñaajo la war a daanoo mu daanoo foofu am na yoo xam ni Kaffrine lay daanoo am na yoo xam ne Kaolack lay daanoo am na yoo xam ne Ndar te beneen bi mooy tefes gi Sénégal tefes gi dafa gudd te yaatu waaw da ngay gis drogue bu jóge ci île ñëw wàcc si Ndakaaru mais am na ay police boo xam ne police frontière la defe naa gendarmerie yoo xam ne ñoom ñooy gérer affaire yooyu ci tefes gi yamba yi bari ñu ngi leen di jàpp ci tefes ci tefes gi sol ko ci ay gaal boobu fees dell Marie-Louise xam na ci madame Guissé nee na kontaan na ci émission bi moom mi ngi du côté de la France nee na kay li nga wax dëgg la ndax femme ak drogue lu am solo la ci ñu def ko thème boo ko weddee laaj ko maire ba fi demoon ndoy maire ba fu mu demoon dëj ba la ngénte plateau bi sax damay toog voyage ak sama xel xaw a ñaaw parce que soo leen demee ba ngay wax yéen nii dama naan ñii est-ce que amul ñu laal ay ñoom mais mooy yi ngay laal noonu dañu ko dee décide yi mégo yi ñuy may yooyu moo ñuy jàpp am na loo doon wax lu am solo ndoy maire bi ñu fi jàppoon dëj la demoon wala ngénte mooy maire yóbbu livreur ba fekkoon foofu joxoon leen non dégguma am na maire yu ñu fi jàppoon. waaw am na maire yu ñu jàppoon tribunal. ci yamba. donc du âge du jeunesse ñëpp la. bañ jàpp leen Marie-Louise ngóor fekk kii yee ngóor bës yaa fekk. waaw sama yàgg tribunal xam nga kii dafa yàlla max la ñun dañuy man dama yëg dara. yaay ngóor bës de ma traité ko. su ma ko traité ba pare. kii ma nga tribunal dafa xaar dossier ba. mu bind. xam nga tey jii su ne tak am na yàmbaajun jàpp ci benn dëkk automatiquement man informe lu xew ci Sénégal gi lu fi xew en général loo xam ne dafa nar a siiw man dama ciy teel a jot léegi su ma ci teel a jot ba def émission ba pare fii une semaine 2 semaines dossier ba day fekk si kii ca tribunal moo taxit nag bu ñu fi toogee rek naan journaliste yi nag waaye nag war nañ leen sargal ne léeg-léeg sax ñu dem ci terrain yu ñu dóor leen
léeg-léeg ñu buux leen te dara taxul lu dul ñuy wër information rek ngir informer askan wi. ñu ngi leen di sargal bu baax a baax dëgg yàlla aywa. bu ñu gën a remonté peut-être ñoom changé nañ. ñu ngi am seen àdduna et tout. mais bon voilà loolu la woon dañ leen jàpp ci ak yamba ñu ñëw jugé leen. donc comme on dit rek nekkul jeunesse kese parce que comme li Ndoye Bane doon wax noonu xale yu jigéen ñooy nekk ay mère suba. ñi nga xamante ne ñooy drogué wu xale te comme li mu wax sànq dafa am solo. femme et drogue jigéen ñi léegi dañuy drogué lu bëree bëri. c'est vrai ñu ngi drogué wu lu bëree bëri te parents yi mënuñ ci bàyyi xel. dëgg la mënuñ ci bàyyi xel te lépp ci tentation la. te yenn drogue yi mën na la pousser sax ba nga dem bay def dans nekk prostitution te xaalis boobu soxla woo ko. parce que drogue nag Marie-Louise bu ñu fàtte ne drogue dafa cher. dafa cher. drogue dafa cher. néew ju doole du ko jënd. dafa cher ku nay ne man mii du ko jënd. man wax dëgg yàlla sama 80 000 francs bu ma ko yoree damay dem jënd ci yëre bu rafet bu ma sol mbaa ma jënd ci pitongub jaaro mbaa ma jënd sama côtelette yu baax toog sama kër gee di ko lakk. dafa cher. macha allah soo seetloo. jigéen gu drogué wu pendant 20 ans. nga jàkkaarloog moom ak a ñaaw xam nga nag seetlu ngeen loolu. dafa ay femmes yoo xam ne jigéen bu tux cigarette rek. waaw soo dee tux cigarette rek su fekkee day yàq sa yaram. su fekkee da ngay tux cigarette imagine nga tux cigarette pendant des années. pour jàkkaarloog yow ci jigéen da nga xam ne yow mii. da ngay tux cigarette. mais su fekkee da nga boole cigarette. ak tux yamba ak di def yi ñuy waxtaane mais imagine nga def ko 20 ans après ku toog yow rek day feeñ. day xam ne yow mii drogué nga. léegi nag nga doon jigéen nit boo xam ne am na benn femme boo xam ni benn émission bu ma defoon temps yële passé ci rajo bi benn xale bu jigéen boo xam ne soo ko gisee xale ba 22 ans la am rafetaay boo xam ne jéggi na dayoo. waaw mais xam nga luy problème am yaayam mooy drogué papa yi ki jur ki takk yaay ji di drogué ñoom ñaar ñu doon groupe drogué ñoo xam ne soo leen gisee soo gisee mère bi gis jëkkër ji no da nga naan ñii sax est-ce que duñ ay rabu àll. ani xale bu jigéen xale bi ci boppam. na leen sori. am na jëkkër. tas na parce que jëkkër ji da koy xas ka ni. sa yaay nangam la. foofu la problème bi nekk. bul ma teg loo xam ni sama atte yaay bul ma ko daan. non c'est ça te xoolal ndaw si day liggéey. luweel yaay ji ak papa ji ñu am fu ñu nekk. mais ñoom mënul fexe ba duñ génn. léegi nag ndaw si dafa mujj dem di leen jëndali affaire yi yàlla mën a napp xala ndaw si da leen koy jëndali di leen ko indil ci biir kër gi ñu bañ ñu génn mais des fois su xale bu jigéen bi su demee liggéeyi wala mu ñëw Dakar xale bu jigéen su ñëwee Dakar jëkkër ji ci boppam moo naan ko dañ génn ñu génn dem ci benn bërëb mande ba tasaaru yenn saa yi ñuy xeex ba def yaramu nekk ci mbedd mi mais soo gisee xale bu jigéen bi sa waay sa àdduna day tukki. mais Ndoye Bane xam nga kan moo baaxul ku góor ki nga xam ne takk na xale bu jigéen ba pare wëlbatiku di xaste. waaw mais baaxul góor pour commencer góor moo moomul xaste. waaw nit. mais jigéen sax mën nañ ne xëy na doole mën na néew. ngeen jàppante làmmiñam rek la am. mu wax la ndax mënu la dóor mënu la def leneen. mais góor moo moomul waaw. ndax làmmiñam la am amul doole. mais góor moo moomul xaste. waxuma laa nag jigéen ji nga xam ne yow da nga ne da nga ko bëgg. da ngaa dem ba takk ko bu deret jaxasoo xaste war a jeex. xam nga yaayam di sa goro. am na loo xam ne kàddu yoo xam ne boo koy génne. war nga ko sóor ndax nag nañu fàttalee ko ne. du bal rek mooy rey doomu aadama. am na kàddu yoo xam ne boo ko yëkkatee teg ko gor. bul ko wutati jege ndax mënatul ne. dama ne xam nga lan laa lay tontu ci loolu. Marie-Louise waajur yaa ngaa def loo xam ne bu jigéen dañuy xas góor xam nga tey jii fii Sénégal. jigéen ñi rek la ñuy xas. da ngay jàpp da ngay nekk xale bu góor nekk ci xale yi lu la neex def. ñu ne guerrier la. nga doon jigéen di ko def ñu ni xaata la. donc képp kuy jigéen nar a doon yaay ëllëg looy def. na nga ko seet parce que li ngay def tey jii. dinañ la ci xas yow. soo day tuxkatu yàmbaa yow ku jigéen ki ngay naan sàngara nit ñi xam nañ ko yaa ngi koy def yaakaar nit ñi xamu ko. nga am jëkkër joo xam ne tamit day tux yàmbaa naan sàngara ngeen bokk ko. nga jur doom jooju tuxul naanul deful dara. mais utal boo ko xas. xas boo xam ne da koy topp ay doom. tooñ nga ko de. kan lañ ko may moo kuy yaayam topp yàmbaa ba kuy yaayam naankatu sàngara ba kuy yaayam xeexkat ba kuy yaayam maanaam lu bon bu jigéen daal loo def lu baax bénéfice say doom la loo def lu bon bénéfice say doom la donc looy def ci jigéen looy mënti def rek na nga sóor bu baax ka ni dangaa am doom te sa doom yi ay innocent lañu seen yoon
nekkul ci li ngay def mais su dee lu baax ñoom ñoo koy jëriñoo su dee lu bon ñoom ñoo koy jëriñoo waaw ñu ne tam bu ko defee ñu war a màndu tuuti ndax yàlla mi nga xam ne dara ump ko mu gis nit ki waajuram mel nii baayam mel nii ndeyam mel nii moom yàlla ci mbaaxam ak kàttanam mu jël nit ki baaxal ko nga waroon caa màndu boo dee nit te am dégg-dégg xam àdduna dinaa ko woo tey mu yónnee ma photo mu yónnee la pour ma yàq sa journée tey nga jooy déedéet du ma jooy non tu vas pleurer parce que tey su ma la yónnee nii la ndaw si xale bu jigéen bii kii mooy yaayam kii mooy papaam moom dafa gaañ mais ki takk yaay ji yàq na àdduna yaayam gën na koo yàq mooy xalif général des drogués du Sénégal léegi dañ sax ndaw sa mooy première dame des drogués du Sénégal xale bu jigéen boobu non non affaire bu yéeme laa lay wax waaw daw na yaram xale bu jigéen bi jigéen bu ko gis bëgg ko waxtu ma laa góor waaw fu ne mi ngi fay dugg pour faj yaay ji ci yow man mii fu ne yabal naa ko fa ma ne ko sa yaay mënu wér fii bëggut a wér fii jëkkëram jii deewul du baax ci noonu la yee wala mu tas ndax ndoy baan li ñu xam yëpp ndeysaan àdduna li may wax rek mbokku téléspectateurs yi kuy weddi mbir dafa fekk ne da nga fee yàggagul boo fi yàggee lu ne da nga ko nangu gis nañu itam ba tàyyi góor goo xam ne dañu koy wax rek yal na ko yàlla fay ne mooy jëlee jigéen ci jiixi jaaxa ya mu nekkoon indi ko sang ba mu set muur ko mbalaanu sutura yooyu foofu lañ na ci biir kër yi mais foofu la ñuy xaar waxal ñun ñooñu la ñuy waxal foofu la ñuy xaar góor bu baax doo réew nu xasteew ñu ngi baax di def lu rafet ñun ñooñu la ñuy waxal ñeneen ñi nag ñi mel ni ñun yal na leen yàlla soppi xam nga foofu la ñuy xaar góor gu baax waaw góor gu baax dañ koy xaar ci góor gu am maanaa ne maanaa du xaalis de déedéet maanaa comportement déedéet am na góor gu nay ba du génne ñaar dërëm boo ko weddee yow laajal oustaz laaj ma ci li mu njëkk nay ci kàddu la njëkk nay waaw ci jëflante la njëkk nay du jël koppar gi boo tax àdduna lépp comportement la jóg te du tee dafay dalal nit dafay defal nit gis nga góor ñi ngi koy xaar ci mu for përëm raxas ko ba mu raw jamaa ci loolu la ñuy xaar góor mais paa nga tànc ko paa nga weer ko paa nga wuññi suturaam paa nga yàq ko ci àdduna parce que kàddu dafa garaaw nit ki yaa ngi koy sosal nit ki yaa ngi koy tuumaal tuuma jooju fan la mën a jëm ëllëg wax jooju fan la ci fan la mën a dali ëllëg te nañu moytu wax audio parce que audio du effacé wu yaa ngi ko yor tey yaakaar na yow rek yaa ko yor audio bi mën na rëcc dugg ci téléphone jàmbur téléphone bi mën na réer keneen for ko te yow nit ki ngay xas tey di ko yàq tey di ko dénigrer tey mën nga bëgg a jubóog moom suba parce que yow sa kàddu rek nga yor baadu fa la wala fay waxee booy jàppal nank booy ba itam na nga ba nank xam nga diggante aller retour daa gaaw xam nga ngan gu yàqu gunge bu sori du ko defar tiim nit ki tiim jigéen maanaam ma dikk sa kër nga xeelu ma puus ma buux ma bëgg gunge ma ba fa ma àgg yooyu yëpp la boo ma gunge ba ma yegg sama kër nga may ma 50 000 safuma ndax boo ma dalaloon ak benn reetaan bii nga ma may xam nga bëgg a tiim jigéen ne ko drogué nga tuxkat nga jiñ ko njaalo jiñ ko moy surtout côté boobu nañ ko gën a moytu jigéen boo ko jiñee njaalo amatul lum soxla ci yow parce que doo ko jiñ sa yaay ji la jur doo ko jiñ ki nga bokkal ndey ak baay doo ko jiñ keneen kon jigéen jëfa bu mën di am yoral mbaa nga laxasaat ba mu jekk nga delloo ci ay bokkam ndax kenn ku nekk am na foo ko jëlee woon mais toog yor sa làmmiñ ja xaste di watatat di enregistré di jël ay audio di yónnee nit ngir dénigrer doomu aadama bi pour ñu bañ ko la nga koy poussé pour ñu bañ ko mën nañ ko caa gën a bëggee macha allah jërëjëf Linguère moo tax sunu maam yi dinaay dégg ngay wax sa maam sa maam dafa doon wax ne na jigéen na nga am fulla boo xam ne wax du jug ba sa borom kër dugal la ci yenn wala mu sañ la ko wax loolu la doon wax xam nga boo amee jëkkër fooy mag ñi yàlla ñu leen yàlla fayal boo amee jëkkëru watatat nga ni boo amee jëkkëru watatat waaw kon jeexal na wa léegi nag ko comprimé patt beeg muut bi nga koy may muy deeta du xam foo ne nga ni kon boobu mi yàndoo waree fa ngi de yiñ fii wareef yëpp dafa bare dafa yéen jigéen ñi waaw dafa mel ni tokkatu yàmbaay yi ngeen gën a nopp non c'est vrai ak dóorekat non c'est vrai soo dee góor goo xam ne tey lii yaa ngi déglu ne pat metti na ma soo dee góor gu normal te miyaa ne doy baan wax na dëgg waaw dafa daal soo dee góor gu normal Marie-Louise tuxoo yàmba tuxoo cigarette defoo dara loo xam ne daal société bi da koy bañ su liggéey jotee nga liggéey su wàcc jotee nga wàcc su joxe dépense jotee nga joxe dépense say doom gongo sa jabar gongo maanaam nga doon nit ku normal
jigéen ñi dafa mel ni boobu arrangé wu la du ñëpp. waaw du ñëpp nag taxawal du ñëpp parce que am na ñoo xamante ne dañu am vice. loolu vice la. voilà foog naa jigéen bu nekk bëgg nga jëkkër joo xamante ne foo ko présenté nit ñi ne kii. ndaanaan la am. waaw koo xamante ne lay suturaal. taxawu la ci problème ak ci jàmm. jigéen bu nekk loolu lay ñaan. mais am na ñoo xamante ne dañoo vicieuse. te loolu dañ nekk ci ñoom mënuñ ko bëgg nañ peut-être koo xam ne da leen di dóor ku nekk koo xam ne day tux yàmba koo xam ne yëpp laaj ma madame Cissé dossier yëpp Eva Tra mën na caa dugal loxo mën na ko traité waaye dossier vice nag moom jafe naa atte waaw yooyu ay gros dossier yéen il faut ngeen am jëkkër du dëng di tux dañuy accuser nag tamit du wàcc heure di fóon non yéen saa yi mu leen di yuuxu nga wax dara mu toj sa nopp bi tell parce que fii nii dafa am ay femmes yoo xam ne ñu ngi seetaan wuy ma Eva bala maa émission bee jeex balaa émission sa caméra yi jàkkaarloo balaa ma émission bi rax na nag balaa émission bee jeex ñi am sa numéro téléphone tey le jeudi dama ni ñi am sa Eva ñi am sa numéro téléphone te di la woo di la yónnee message bala nga egg sa kër di nga ci jot message te na nga ko envoyé ci groupe bi am na ay grande dame yu femmes yu civilisées yu jekk civilisé doon ay nit yu di respecté su añu añee pare ñuy raabal yàmbaa seen jëkkër yi man Ndoye Bane maa wax li ñoo koy takkal ci seen taala ko xëcc jox ko li ma la wax nii xam nga man dafa am xoolal nañu honnête ak man nag xam nga tontu ci lii ma la wax nii dafa am fu ma ne madame Cissé yàmbaa ji nag du booy ci kon de ajaani ngeen booy dañoo salte ni ñu koy tuxee rek waaye ñu koy tux bu civilisé Mia est-ce que doo ma wàññi booy lañ ci boole grève bi Mia luñ koy wàññi am daa am ñoo ci xam dafa am ñoo ci xam wala lu ñuy wàññi sama micro dafa am ñoo ci xam wala tey le jeudi dafa mel ni fu bokk bu arrangé wala ne kañ nga fi ñëwoon jeudi nga fi ñëwoon daa am sax mais ñëw fi woon jeudi moo tax tey le jeudi saay ñi koy tux fii ci dëkk bari dañoo yab booyi ci bopp koñ bi rek de parce que da ci mbedd mais ñi koy tux ci biir saal yi ak seen néegu biir yi taal cuuraay mais ba suy xeeñ kër gi du xeeñ ñu koy tux explication bu simple nag daal la ciy jox te amaan na keneen dana ko nangu xam nga mag mi xool xal waaw boyal àndam ba mu boy ne ci juux loxo waaw loo ko mën a dara kooku xam na fi muy lakkee gannaaw ñun dañuy yeete di guddee bëgg sunu société suba gën a dox dañuy taxaw ci sunu doom yi kese biir kër yi li ñuy wax gis nga yëf bi jafewut a expliqué mooy waral nga gis ci kër baay boo xam ne nañ ñu baal dañ leen a sopp loolu ñuy sunu ay baay di sunu ay borom kër baay boo xam ne day mel ni fitt mbumbar sànni nga gis yaay toog ne tekk rek def nii njaboot gi foofu rek nga koy gisee loolu rek la mag mi nga xam ne dafa am comportement bi ko neex dem di jël ay yëf pour moo xam lu mu ci jublu moom moo xam mais nag sañ nañu waxtaan jëmale ko ci xale barki dem bi ñuy tàmbali Marie-Louise leen yàlla aar dama ne Eva man mi majeur et vacciné kooku moom moo xam boppam moo yor cëggul guyam fu ko neex mu diri teg ko fa te li ma xam na kañ lay dugg xam na kañ lay génn xam na conséquences yi ko ci mën a fekk xam nga lu ñuy def mais xale bu ndaw bi nga xam ne xamagul yàlla soppi yàlla soppi mooy li may wax saa su ne te Mia itam dina ci d'accord ak man alors am na kenn soxna soo xam ne dama koy tuddee NFD nee na wallaay Ndoye Bane ak yaa wax dëgg waaye nag man ñaan yàlla rek lépp yàlla lañ koy teg waaw très bien non ñi ko seen jëkkër yi tox di tox nañ la yónnee message waaw mais gis nga Ndoye Bane xam nga gis nga mbirum drogue bii ñuy wax wallaay ñu ngi léeg-léeg reetaan sax doo ko mën da ngay gis itam waajur boo xam ni dafa am yaakaar ci doomam nekk dem ba nekk adulte benn histoire bu ndaw am ci àddunaam mu nekk drogué waaw mu baax carrière am yëpp cursus am yëpp zéro faute mais benn mbir mu ndaw am ci viwam supporté wu ko dénkaanew ko échangé wu ci mu dem di drogué yooyu moo waral ñuy waxtaan di ngeen ci ñëw ne nañuy bàyyante xel nañuy seetlu wante c'est important ci métier yi tamit da ngay xool waaw moo waxati xam naa ñoom Marie-Louise de réalité nga gis ñoo xam ne suñu tuxul duñ mën a liggéey normal par exemple mën nga nekk avocat soo tuxul yàmbaa doo mën a plaider est-ce que doo bàyyi avocat yi tamit mën nga non dama exemple lay jox am na ñoo xam ne suñu tuxul duñu mën a duñu mën a faj am na ñoo xam ne suñu tuxul yàmbaa duñu mën a way normal am na ñoo xam ne bala ñoo toog plateau débat politique
télé yi day leen xool soo leen seetaan télé yi di nga xam ne bu baax ñi tux yàmba la te télé yi am na ñuy opéré fekk tuxuñu duñu opéré am na ñoo xam ci seen liggéey fii tuxuñu yàmba duñu mën a duñu nekk pour mën a liggéey maanaam dem nañ ba nga xam ne dépendant ba nga xam ne mënut a ñàkk ci seen affaire dafay am lool léegi nag loolu ci boppam moo dem ba dangereux yow soo deful lii duma mën a def lii man dossier boobu bëggoon naa ko laaj soxna Tabara Sylla bu baax a baax ndax li ngay wax ni tam mérité na waxtaan ak ñu dañ ko yaatal tey jii am na ñoo xam ne tey jii nga nekk booy ragal jigéen am na booy yoo xam ne dañoo ragal jigéen gis xale bu baax nga nopp ko léegi pour nga wax ak moom il faut nga tux yàmbaa am fit loolu xam ne xam nga am na plateau télé ñoo xam ne ñemewuñu ko pour caméra yi tàkk nga wax pour nga ñemee caméra pour mën a wax il faut nga tux est-ce que jëloo tamit est-ce que moom jëlul tamit non man da ko sangoo man moom su fekkoon ay jël xay tudd dama ko man moom je suis naturellement comme ça mais xam naa ne comme may fitit xanaa bu reesee kon fit boo war a def man fi nga wax sànq moo ma gën a kii mooy que xale bi nga xam ne dafa dem bañ am ci moom yaakaar am na fi jigéen ñoo xam ne seen sëy moo tas mosuñu woon xaar tas ci seen adduna na mu tasee peut-être brusque na wala metti na wala am nañ déception buñ mënul supporter demuñu wax ak ay nit seeni mbokk jegewuñu leen ñu dem ci seen benn kër copine fekk ko ca mu dugal leen ca am na fi xale boo xam ne dañ ko violé ki ko violé bokk ci fameem fekk ko mu dem ba nekk magum jëmm wala mu dem ba commencé di xam adduna commencé woon di bëggante ku ko bëgg si papaam dàq la mu dem ba ci biir kenn ci ñu ko gën a jege egg ci moom mu dem ci copinam confié wu ci moom kooku ne ko jëlal lii pour fàtte sa problème am na fi ñoo xamante ne nii seen baay lañu gis muy comporté wu ak seen yaay nu leen neexul ñuy fàq di génn kër gi di dem dafa am sama benn tante boo xam ne moom mu mus a xëy fekk gis doomam muy toog ak tuxkatu yàmba comme yi ngay wax booy yi nekk ci boppu koñ bi mu solu ba jekk daagu ba police Parcelles ñëw laajte ana commissaire mu ne ko maa ngi nii mu ne ko damaa bëgg nga ñëw jël si ma sama doom damaa bëgg nga ñëw jël si ma sama doom nuñ koy waxee mu ne ko ñëwal jël si ko heure sàngam dinaa fexe ba mu nekk ci biir kër gi yónnil ñi koy jël si est-ce que wóor na la day tuxam tuxul kooku intéressé wu ma jëlal ma ko tegal ma ko fii ba mu xam ne bu ëllëgee bu tuxee lii moo ko ciy fekk xale ba mu demee ba ñëw yàlla xam na ne fii may wax ak yow moo gën ku yàlla bind bu xëyee jàngi xasaa itam dem liggéey su wàccee ñëwaat duggaat néegam wala mu dem toog ak yaayam di waxtaan macha allah xam nga sànq da nga ne problème mën na la dugal ci tux yàmba wala ci def yoo xamante ne peut-être dina yàq sa àdduna fii ñu bëri ñu ngi dund ci loo xamante ne ay problème yoo xamante ne suñu foorul sànq dama la ko wax mental dafa baax suñu foorul mentalement dañuy dugg ci déviance boobu dañuy dugg te comme on parle de jeunesse je pense que li nga wax sànq am na solo jeunesse bi la ñu war a gën a mën a ñaax xam koo xam ne dem nga ba mag am kër am nga loo def yow la ça ne concerne que toi mais xale ba nga xamante ne te gis nga li gën a métti mooy enrôlement jeunes mineurs yi parce que jeune am na jeunes yoo xamante ne ay majeur lañ ñooñu xam nga soo demee ils sont maîtres de leurs actes mais xale yi nga xamante ne ay mineurs lañ ñooñu aussi ñu ngi ci drogue bi. mineur yi tam seen àtte lan la mineur waaw mineur am na àtte chaque vendredi dañ leen di àtte chaque vendredi tribunal benn salle 2. am na ay jigéen am na xale am na lépp da ngay am lépp da ngay am drogue da ngay am kii agression da ngay am viol cas yëpp a fa am yi am ci tribunalu mag yi mu am tribunalu xale yi mais nag dafa nekk tribunal boo xamante ne journaliste am fa place parce que c'est comme dañ leen di protéger c'est comme audience ou divorce c'est en huis clos donc moom moo fay nekk ak ay parents wam ak juge bi ak avocat bi mais juge bi nag dafay am benn maturité boo xamante ne lay indiwaat mais mineurs yi ñu ngi aussi ci drogue bi soo gisee temps yi Médina amoon na ay agression yu ndaw yu fa am ay xale yu ndaw yoo xamante ne ñoom ñooy agressé ay xale yu ndaw ñooy agressé yoo xamante ne ay mineurs lañ et dañuy jëfandikoo loo xamante ne drogue la su dul drogue bi mu ngi ci gens bi da leen di fëx et je pense que message bi c'est plus pour les enfants que ki nga xamante ne vraiment baan magum jëmm nga loolu xale yi nekkoon ci pont bi rek yow la rek boo demee forbe ngay xam ne xale yi ay defkat lañ dañuy génne ci kër ana seen papa ana seen yaay c'est que la ñu waroon a gis nga tey suñu jàppoon benn xale buy drogué wu benn xale suñu ko tëjee ba pare dañoo war a tëj papaam wala yaayam. non baan parce que sànq dama la ko wax ma ne la des fois da ngay yar sa doom yar ko fa mu ko war a yar mbedd bi da koy yóbbu yow da ngay jur nga dénk yàlla. non c'est que parce que fii gis nañu ñoo xam ne ay nit ñu baax lañ pourtant ay kilifa lañ seen i doom dañ koy nëbb. non comprendre naa li ngay wax. mais suñu defee enquête dañuy xam ba xam yaay yeeg papa ji. ndax doon góorlu nekk ci xale bi wala déet ou bien dañoo abandonné xale bi des fois ñu ci ëpp soo defee enquête yaay ja démissionné na wala papa ja démissionné
xale bi di wala xale bi lan lay dund ci biir kër gi ba tax mu mel ni am na ñoo xale yoo xam dañoo xëy bon seen bono bopp yaay ju baax lañ am ak papa ju baax mais lu ci ëpp gis nga mbañ weñ nga fa mu dënge dafa sori nga bañee ca mbànja xam li may wax il faut ñu xoolaat suñu code de la famille bii ci dëkk bi il faut ñu xoolaat ko léegi ci gën guddi ci laa fanaan gis nga code de la famille bi il faut ñu laalaat ko parce que dafa yàgg ça fait plus de 40 ans bañ ko defaree ba léegi man damay takk jabar am ak moom juróomi doom xëy fase leen yaay ji liggéeyul deful dara amul dara juróomi doom ya nekk ak seen yaay juróomi doom ku ci nekk suñu magantee temps ba day daal di am 15 ans wala 20 ans lii nag su fekkee yaay jàppul ci dara xale yi lu leen romb da leen di yomb a këf parce que gisuñu papa bu gisuñu amuñu éducation bu baax moo lan moo tax Sénégal mbedd mi bari ay xale yu ci bari soo ci jàllee tam bi sundee 100 soo jàppee 20 yi wala 30 yi gisatuñu seen papa ñii seen papa gaañu na ñii seen papa gisul kenn xamutul looloo tax mbedd mi bari ay xale mbedd mi xale yi ci mbedd mi ci biir kër yi lañ jóge xale yooyu ci mbedd mi ñooy ñëw tey ji këf leen day yomb jàllaleel ma mbuus mi fee yóbbul ma ko Medina nga dem nga jox ko tonton diw dina la ndox nangam xale bi kenn ñaata xale ñuy joué fii rôle taalibe te duñu ay taalibe ci almadi gii yor seen i pot xale yooyu ci boppam yooyu nañ fi benn film ci télé bi nga gis xale yi dañuy utiliser pour yóbbu drogue bi léegi dañoo war a def enquête ci biir kër yi ko fi jur doom te mënoo ko yar normal yoon teg la loxo parce que xale yi wala ñu dem ca tubaab yi nañuy doxalee boo ko mënta yor na mu jaadoo ñu nangu ko say loxo waaye tey jii maa ngi koy wax keroog ci télé bi ci télé bi xale bi ba mu juddoo wala xale yi bañ juddoo soxla la yow papa bañ soxlaa couche dangaa daw ñu soxla meew nga daw ñu soxla njàng nga daw ñu soxla examen nga daw maanaam xale yi ba ñu juddoo de 0 à 40 ans gisuñu la yow papa yow gisuñu la kenn xamul foo ne yaay di jaay caaf di jaay mburu di jaay mburaake lu ne mu def ko soo moytul sax mu dévier def naka su dul noonu uniquement pour yar ay njoro ba xale yooyu noonu su fekkee da nga koo bàyyi juróom dina ci am ñenn ñoo xam dañuy jàdd def na du noonu jigéen bu yàlla dikkul naka du si yàlla dikkul léegi nag nga xaar yow ba màgget feebar yi nekk ci yow papa ja màgget feebar yi nekk ci àdduna bi yëpp dal ko mu naan le directeur qui là c'est mon fils. Gani. Ils ont gros plan ci doy baat ñu tëjee foofu. Directeur telle agence c'est mon fils. Est-ce que tu oses dem ci ak su famille liggéey naan c'est mon fils. ki nga naan c'est mon fils ba mu soxlaa meew da ngaa daw. ki nga naan c'est mon fils ba mu soxlaa couche da ngaa daw. ba mu soxlaa jàng da ngaa daw. wax naa ko bërki dem ci rajo bi drogue bi xale yi di drogue yi y a des parents yu may seetaan jamono jii may wax ak yow mi ngi may seetaan mi ngi seetaan Wareef jamono jii xamul ay doom ban classe la ñuy def. xamul ay doom ban école la ñuy jàngee. doom yooyu suñu drogué woo moom mooy responsable. aywa ñu yemale ko foofu macha allah. ñoom gis nga nag ñoom ñëpp lay sawara lañ jëm ñoom ñëpp nag papa ju fi abandonné say njaboot. wala yaay ju fi abandonné say njaboot. soo dee yàlla suñu borom dina la def naka su dul noonu. su fekkee da ngaa nar a jur doom bàyyi leen ci dëkk bi ñuy tuxi yàmbaa nga taxaw nga bañ a jur doom c'est tellement facile. jeex na yow day li nga wax foofu mënoo ca dolliwaat dara ndeysaan. maa ngi nuyu waa Jaamal waa Jaamal xalif général Jaamal bi. seen gàmm gi la 2 la. xam nga Jaamal ak Pire. dëgg la benn la tafsir Abdou Cissé leen meññi. maam Abdou Cissé ak ji ziar famille Cissé ba fa nekk yëpp. waa Jaamal ñu ngi leen di ziar gàmm ga la 2 la maa nga Jaamal. noonu la sunu xel di demee ci waa Marsassoum ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. di nuyu Diallo Kounda di nuyu imam bi bu baax macha allah. nuyu itam waa Bambilor xalifa gi nu ngi koy nuyu macha allah. yal na yàlla defal leen jàmm mboolem xalifa macha allah bu ne ci réew mi rek. nu ñuy commencé lu ñuy tëjee yal na leen yàlla defal jàmm. yéen yàgg fi mu ànd ak wér. njaboot gi barkeel te bu ñu waxee njaboot gi ñun ñëpp ca lañ bokk. macha jël ziar boobu yëpp teg ko ci loxo sëñ Babacar Sy Mansour di ko ziara bu baax a baax a baax a baax macha allah aussi soxna Mami. waaw
li Ndoye wax moom kenn mënu cee tegaat leneen wax dëgg yàlla ndax day wax ju am farata xam ne waajur bu nekk daal sàmm nga te yombal xëyam yàlla dina la laaj nan nga sàmmee woon lim la joxe waaye nag comme tamit dañoo nekk ci jamono joo xam ne dañ naan njabootu kinaara la nañ leen jiital topp seen ginnaaw bu ñu daanoo ci pax yow may mag itam ca biir pax mag rek nga jëm ndax waxoon naa la fi ne la bu silmaxa dee bu njàccaar dee woo mat silmaxa ñu dem ba dugg autoroute à péage ñuy xëccoo tumba moom bu leen fa oto fekkee ñoom ñaar ñëpp lay boole dellu di wax ne kon ñi ngi waajal le 9 fële ci CICES muy waajtaayu màggalu Poroxaan ki koy def nag di sama doom di Cheikh Abdoul Ahad moom Cheikh Mourtala moom Cheikh Abdoul Ahad xanaa laataay loolu dañuy seeti soxna Bali Muntaxa mënta ñàkk yaay booy man dama laa namm sax ndax temps yi nag maa bàyyee jël guddi gi xam nga namm naa la ak soxna Fatou Bintou Pouy ñu ngi koy nuyu lu bare bari waaye le 9 boobu fële ci CICES ki koy woote di xale waaye xale bu bëgg maamam soxna Jaara wax dëgg yàlla am jóg taxaw ba Abidjan fenn fu nekk ma ngi fay jéem a woote lu baax muy Cheikh Abdoulaat moom Cheikh Mourtalaam Cheikh Abdoulaat kon ñu ngi lay wax ne la topp nga ci sa tànki maam ci sa tànki baay ndax sa baay bu baax bi ci loolu rek lay dox kon Mbacke Balla ñu ngi koy waajal muy le 9 di ci nuyu soxna moomi jigéenam ak Astu Mbacke ak Soda maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di wax ne nag ki jaar fii ci sañse bi mooy Dorobe Fashion mi ngi fële ca 2 voies Liberté 6 ci watu jàkka sunu maam Abbas Sall woo leen ko moom itam mu defal leen ci yu baax yi daba aaj numéro téléphone am mooy 77 797 84 85 77 797 84 85 mami mu baax ma fa nekk yaatu lool bëgg nit boo demee waxtaanoo mel ne ay daba aaj yàlla na sa jàmm yàgg ndeysaan amiin yaa rabbi Seydi aaj Mandela aj sama rakki xol bi dama koy nuyu. Mandela maa ngi nuyu yaayam ca Cité Sonès. bàyyam yàlla ko yàlla yërëm. Marie-Louise. merci Eva comme dafay baax wareef itam ñu def ci cachet benn taskatu xabaar muy dugg ci di ñu jox yenn phrase yeeg news yeeg yi xew. ay ana gis nga Eva comme li ko Bane waxee les parents amuñu droit démissionner parce que doom moom soo ko juree doom la richesse la. dépense métti na wutum dërëm métti na dépense dëkk bi métti na mais doom moo gën a am solo. loo gis moo gën a richesse la donc bu ñu démissionné nañ jàpp avant parent da doon démissionné doom bi am jom goo xamante ne da ngay dem sa bopp ba tey nga nekk kilifa mais xale yi amatuñu caractère boobu dañu nooy comme on dit xale yi dañu nooy suñu amee problème rek ñu ngi ci drogue bi ñu ngi ci agression ñu ngi ci yenn yi nañ ci bàyyi xel et sàmm xale yi yàlla sàmm xale yi yëpp jërëjëf Ndiaye TFM ñu ngi koy nuyu nee nañu axankay seen waxtaan bi am na solo ne man ak Kouthia tourné woon nañ ci mag ñi nga xam ne maire yi nga xam ne dañuy tox yàmba kon ñooñu moo taxit léeg-léeg di nga def comédie fekk comédie ba ngay def ñoom Eva dañ cay jëlee njëriñ bu bare macha allah remercier bu baax a baax intemporel Bamana Couture Bamana nag li ma neex ci yéen bokk na ci seen bazin yi ngeen di nëbb di ko defar ba mu rafet macha allah seen numéro ma nga nekk ci 33 821 64 72 33 821 64 72 bu ko defee itam madame Cissé nuyu nañ ko soxna Miya Ndour yow itam nu ngi lay gërëm yow ak sa équipe ñoom Am ñoom Babacar ñoom Uzo ñoom Maas ñoom ñëpp jàpp ci liggéey bi ba mu gën a yamb macha allah yal na yàlla fay leen xaw ma lan moo ñàkk TFM waaye ni ma koy waxee rek du ay xale yu yaru une jeunesse saine bu ñu ko dee commencé ci kër gi lañ koy commencé yal na yàlla barkeel ku ci ne ci ñoom yéen nag ñu ngi leen di wax lu dul baax ko gën yal na yàlla jubal nu bu ñu jubalee ba noppi yal na nu lafal cat ne mbir baax na ba tàyyi cat ñëw dugg cat yal nañ ci yàlla musal ñu ngeen nuyu sëriñ si bu baax a baax ziyaara leen bon appétit à tous ba altine ñu ànd ci ak professeur Dialé Ndiaye ndongo ne ñoom itam dañuy gën a wax dëgg yàlla apporter valeur ci waxtaan wi jërë ngeen jëf wasalaam